merci monsieur le ministre déglu nañ sa intervention di ko rafetlu tamit parce que boo gisee ñu woo la pour taataan sa xalaat parce que comme ni nga ko waxee ki bëgg suñu mairie nee na yii di ñëw au moins ñun suñu wàllu bopp dañ la woo pour artu mais le problème qui se pose Cheikh Ahmed Tidiane Ba samedi ba mu fi ñëwee ñun suñu wàllu bopp waxtaan nañu ak moom boo xoolee genre proposition yi la doon wax te ñun tamit wax nañ ko loolu ñu ko waxoon samedi passé tey moom la ñuy waxaat parce que foofu la ñu campé ñu suñu position. monsieur le maire Bamba Fall moom bu yabee le sous-préfet ñu yabuñu le sous-préfet parce que dafa am vice de procédure munoo négocier ci lu baaxul da nga ne da ngay dem pour wax ak moom boo demee nga wax ko mu indil ko autorisation de construire bi mun na ko yóbbul sous-préfet soo demee nga wax ko muy indil ko étude d'impact environnemental bi na ko yóbbul le sous-préfet délibération contrat bi na ko yóbbul le sous-préfet parce que on est dans un pays de droit kon munoo ñëw loolu yëpp réunirul ñu ne dañuy waxtaan ak moom bu dee waxtaan ñii gars yi waxtaan nañu ak Thierno Seydi te ba mu leen demee wax lu leer la leen wax fii ku fi tóor ku ma fayul doo fa dóor bal ku fa bondel bal da ngay fay kon mbir mi fu ñu toll nii nekkatul affaire de président ASC affaire de imam affaire de lii jeune Médina yi ñoom ñoo ne instant bii ñu toll nii fu mu toll nii la mu teg yaa ngi ne léegi ndax ñun dañuy fay est-ce que xam nga le receveur municipal ci boppam yëgul tinul contrat le sous-préfet moom ci boppam di ko laaj élément yooyu yëpp. sama gars yi tungu ne du teew ñuy naataal gars yi ñu dégluwante gars yi tungu ne du teew ñuy naataal yaa ngi may dégg maanaam alhamdulilah ba ma koy wax sax xamoon ni ñoom ay conseillers la ñu ngoon ci mairie bi te ñoom dinañ ñëw pour eggali monsieur le ministre jamono fu ñu toll nii ñun waa collectif bi instant bi ñun dañu ne non à la privatisation du terrain muy un deuxièmement vice de procédure yu am ci contrat beeg yeneen ci topp yëpp ñun tant que lijjanti wuñ ko mënul am waxtaan nañu dem ñu lijjanti loolu ba pare ñun ñu door a waxtaan ak qui que ce soit. di la jaajëfal di la sant ba fi sant yam ndax lii nga ñu defal rëy na rëy boo xam ne peut-être yow xamoo sax lan la waaye ñun collectif bi xam nañ lan la bu baax parce que dañ ay nekk ay ndaw kenn faluñu kenn dénkuñu dara ñuy góorgóorlu ci sunu mbiru société te mënoon nañ def ci yeneen ndaw yi ni ñuy def di yàq société mais ñu nekk ay xale bëgg lu baax ci sunu société avant ñu ñuy wax ñun ñooy waxal sunu bopp di doxal sunu bopp ba képp ku ñu woo di ñu wuy parce que di nga xam ne ndaw yu set loxo lañ ñu ngi ci li ñu nekk te li ñu nekk mooy dëgg ba képp ku leen ci fekk si dañuy sant yàlla parce que dëgg boo koy dox yàgg rek day yàgg rek mais dëgg day ñëwaat ci yow maanaam nitu dëgg yëpp dañuy dajalewaat ñëw ci yow. di wax nag am na lu ñuy ñaawlu trop mooy tey buñ toogee fii ay conseillers jug ne gisuñu yëguñu dégguñu combat bi commencé 7 mois ci ginnaaw boobu léegi kenn musul jël télé di wax loolu ça cause problème. tey li ñu wax fii est-ce que ñoom bi waa ji di wax di leeral di wax buñ ko njëkkee woon tey mbooloo bi du gën a ëpp lii est-ce que loolu tam du problème encore une fois élection yu ñu mujjee bokkoon nga ci ñi doon xëccoo maire bi boo ci ëppul ay conseil kenn maanaam ki toog rek moo la ëpp conseil tey information bi jàll yegsiwul ci yow ba nga ne tey nga toog fii ne xamoo ci dara loolu yaa problème. tey baax na trop. waaye lii ñuy sumb nii balaa ñu ciy wut solution dañuy bëgg a xamal ne kiñ ko sekkal mën na nekk ku yàlla dénk lépp waaye dénk ko dëgg te nit boo amul dëgg mën nga ponkal toll nu la neex mais yàgg lu tuuti dëgg da lay daaneel. di ko xamal ne moom mu ngi ñuy menacé ne dañuy taali terrain bi ëllëg xam na ñan ñoo ko jiite te bu naan xam na ñan ñoo ko jiite ñun ñoo tax loolu du sunu xel du sunu xalaat. moom am nay pexe fay nit ñu taal ko lakk ko dëppaat ko sunu kaw loolu nañ ko xaar Bamba Fall daraam ba ñu commencé ba léegi lu ma wax da koy def suñu génnee nii suba day waxaat tey ku mu jiiñ ñu rafetal kooku dina kooku ñëw indi seede mu bàyyi kooku seede keneen dafa xam ne da ngay ñëw moo tax démba la yàqale benn yàqale pour ñu indil la ko fii tey mooy wax na ne carrément ña fay dem di leen wuyu bu xale yi nekkul ci dëgg nañ leen wax nekkul dëgg kon doo seedi goy ku dee ak sa bàmmeel weeru koor lañ toll liñ la wax nii wallaahi azim am nga xel tuuti ne ñoo nekk ci dëgg parce que amuñu doole bi wane ne
carrément war nañ mën a xeexal Bamba parce que Bamba Fall ku ñu bàyyi xel la waaye Bamba Fall nag xam ne ay xale ko fi faloon te ñun sax du moom lañ faloon acte 3 bi dafa am nu muy doxee rek mais du jëmm ji lañ faroon jànguñu nag xamuñu dara waaye moom li mu ko jaral am nee na moom mi nekk mag mu jaral ko lu ne parce que am na lu xew ci suuf loo xam ne bés buñ ci yeggee Bamba Fall ak Thierno Seydi ñooy dem ci yoon du maire bi ak Thierno Seydi ñooy dem ndax lan Thierno Seydi na perte Bamba Fall day nax nit ñi ni muy naxee nit ñi mooy dafa xam ne am na Médina nit ñoo xam ne ngor dafa desatul ci ñoom waaye wallaahi Médina ñi ëpp ngor ñoo ëpp ñi amul ngor mais ndeysaan dañoo toog fi ñu toog rek ne dina baax kii fi nekk ni dina baax du ko wax loo dëgg dina baax du ko def loo dëgg xam nga lan la xam nekk xale du gàssa mooy mu saaga nga saaga du saaga du nu saaga. question ci wax ji je suis membre de ce collectif là maa ngi tudd Amadou Sow tey collectif bi laa fi teewal diriger ab collectif aussi ñëw intégrer le collectif des jeunes de la Médina question bi may laaj mooy monsieur le ministre tey doomu Médina nga am nga cër bu rëy ci biir état statut boobu la xale yi njëkk a jiital en tant que doomu Médina pour ñëw woola pour déglu la xam sa position wax nañ ko ci biir ci procédure nga wax ci wàllu yoon vice de forme bi il est bon ñu leeralaat la ko nga comprendre ñu laaj la foofu lan mooy position wu état vice de forme bi fan la nekk mooy délibéré bu génnee bu amee un projet partenariat public privé ci commune institution de l'État ak un privé boo xam ne dafa war a am assemblée buy délibéré dafa am ay commission yu ko constitué jàpp naa ne la nga xam ne moo waroon le maire mooy bu partenaire bi ñëwee mu jël li nga xamante ne mooy sa proposition yeggee ko commission bi nga xam ne mooy saytu loolu muy commission sportive loolu amul beneen bi ci des mooy ci xayma ci wàllu xaalis ndax mairie attan na ko wala attanu ko am na commission bu ñuy wax bu yor wàllu finance daf leen ko waroon a jël jébbal leen ko loolu amul muy ñaari problème ñetteel bi mooy bu loolu jàllee loola noonu nga xamante ne mooy waxtaan yooyu dafa war a demaat ci assemblée ci conseil municipal bi mu am une délibération mais délibération bu am clé de réserve bu sous-préfet administrativement et juridiquement loola valable kon jàpp naa ne tey position bi nga xamante ne moom la état war a am mooy am na loo xamante ne état moo ko gën a xam xale yi il est bon en tant que kilifa en tant que responsable li ngay def mooy sa cër mooy dajale njaboot gi yëpp ñu toog waxtaan mais dafa am vice de forme boo xam ne bu amee waxtaan mënut a am kon ñu ngi lay delloo question bi nga remonter ko au ministre bi nga xam ne mooy tutelu Bamba Fall nga remonter ko cette information là mu vérifier ko il aura toujours les résultats bu boobaa di nga xam ne wax dëgg yàlla kon toog bi mënul am jërëjëf wa salaam